ñeenti waxtoo genn wàll ci rajo Futur Média ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax ànd beeg noonu xibaari wolof yi ci yaatal ngeen ci ànd ak Makumba Bey. Université Sine Saloum ca Kaolack wàllu wa ca fare ca Kaffrine jaxase barab ba waa kudd ya nekk la ñu def ñoom étudiants yi ba noppi lekk te doo fay soññee ko kilifa yi ci anam ya nga xamante ne ni moom la ñu nekkee bëgg mu gën juróom-ñetti téeméeri étudiants nekk fa ñetti prof rek war leen a jàngal. woppi coronavirus ji tax waa Makka daal di dakkal umra gi ca Makka. barab bi nga xamante ne nii nag fa la ñu ko war a defee bañ mu daal di wàlle ak ñi nga xam ni nag dañuy laajte visa touristique seeni réew am jàngoro ji ñi nga xam ni encaissé nañ leen ba noppi fii ci Sénégal laajees na leen nu ñuy def léegi. ministre de la santé ni dina dem ci këri diine yi ci wàlli wopp jooju waxtaan ak ñoom ci ndaje yi war a ñëw Poroxaan Kazu Rajab appel Maam Limaamu Laay ak Daaka Ja juróom-benneelu conférence internationale annuelle fiscale nu ñuy def ñi nga xam ne ñoom ñooy laaj galak bi di impôt bi ba mu gën a mën a takku ci ni ñu koy dajale ci xaalis ak itam ñiy daw di rëcc di fraude la ñu doon waxtaanee. Mbaye Ndiaye lakkat yi daay gi ci mbir yi mandat troisième mandat wu Macky Sall nee na mi ngi ci premier mandat ci constitution bu bees boo woon 2016 tax nag kon bu laaj jotee mu woon a yëkkatiwaat loxoom ni ko Abdoulaye Wade defee woon bi muy laaj troisième mandat. waa APR yi nag kenn ñemewut a xuus ci wax ji ñu ciy bëri nag tefesu kàddu yi tàggat yaram Sénégal Bahreïn tournoi coupe arabe des na ci ànd ak Abdou Diouf arobase ak li ci yéenekaay yi la ñuy daaneele. quartier vert ngeen baal ma ñu daal di tàmbali kon ak waa Kaffrine ak tey jii xat-xat yoo xamante ne nii nemmeeku nañ ko fa ndax étudiants yi nag ñoo dem fa waa kudd ya nekk di ñi leen yoral waañu foofee daal di koy jaxase ci université Sine Saloum nga xam ne nag ci dëkk yu bëri nag la diju foofee ñoom. daal di ñuy wax nag ni kilifa yi daal ñu ngi leen di soññ bu baax a baax ci seenu nekkin de sori na lool ak li ñu leen digoon bëgg itam anamu jàng mi daal di gën a yéwén de juróom-ñetti téeméeri étudiants ñetti prof nee nañu xel mënu koo jàpp dañ ciy déglu Alioune Diaw président amical étudiants yi ci micro Omar Ndiaye. tey du ñu waxoon ni du ñuy ñëw dugg ci resto bi te kenn du joxe ticket parce que ku du ñu waxante woon ak ñun respecté wu ko mënoo toog ay doomu aadama ñu toog rek ñëw nga wax leen dinaa def nii dinaa def nangam dinaa indi matériel dinañ jóge Dakar respecté wu sa kaddu te ñun ñoo représenté étudiants yi ñoom noonu wax nu ñuy jot ak étudiants yi suñu leen waxee waxam te ne gis na ko ñun ñuy jàppee fenkat yi te ñun suñu de kenn du ko yàqu kenn du ko yàq boobu tey mun nu nelaw mun nu yendal ñun ñu nuy job si étudiants yi kut defu ko ba kii alxuraanu karim suñu job bu ñuy def kut defu ko ñoo yeewu fajar sama néeg kii néegam ay 8 personnes 7 personnes par chambre ñun mun na fanaan seen biir néeg loolu du yoon kut moo waroon codifié daf nu njëkkoon wax ni ajuma ba passé bi suñu ginnaaw mu ni day codifié mu ñëw mu ni xaw ma nangam sangam matériel ñëw lii ñëw nangam sangam ñu delluwaat mooy ñun amuñu ay professeur ay jàngalekat yu doy 3 personnes ñetti nit surtout science sociale juróom-ñetti téeméer de étudiants yi nga xamante ni si ñetti ab njàngalekat te wax du yoon mais mënoo waxtaan ak nit nga waxtaan ak moom fukki yoon respecté wu benn yoon si sa kàddu gi nga waxoon kooku mënoo toogaat wax rek moom parce que. réunion bi ñu doon xoolee Sénégal jéego yi muy teg boobee ba léegi coronavirus juddoo réunion boobu tey ji nag la ñu ko doon xayma ci teewaayu kilifa gi di ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr mu ni nag na ñëpp ànd rek gën a waggar gën a góorgóorlu tey ñaan yàlla nag mu daan ñu ci musal fekk booba nag am ay chiffres yoo xamante ne nii ci wàllu wopp ji ñu ngay wàcc ca réew ma nga xam ne fa la fekk baax di Chine. moom nag mu daal di xam le ni ndaje yi nga xam ne fan yi nag Sénégal yaa ngi koy waajal mu ci mel ni moom Poroxaan ak Kazu Rajab ak appelu Maam Limaamu Laay ak Daaka Ja ca Medina Gounass dina wër kilifay diine yi waxtaan ak ñoom ci ni nga xamante ne nii noonu la ñu bëgg a doxale ñu déglu Abdoulaye Diouf Sarr ci micro Awa Mbaye. Chine si boppam maladie bi dafa mel ni effectivement progression bi wàññeeku na mais beneen élément bi xamante ne nag c'est moins rassurant mooy que ne saawu bi si àddina yokku na moo tax ñu war a gën a taxaw te fa mu yokkoon nag nekk na foo xamante ne suñu doom dañ fa nekk mooy jël exemple Italie moo tax waxtaan nañ ko si sensu gën a renforcer dispositif surveillance bi dispositif préparation riposte bi dispositif détection wàllu laboratoire mais dispositif aussi riposte bu fekkente ne cas am na. maa ngi aussi gërëm bu baax le comité bi xamante ne ñoom ñoo yore suivi psychosocial ay psychologue yu xarañ nekk si tey docteur si joxe na information wax na naka la ñu nekk en contact ak ñooñu di waxtaan ak ñoom ci biir compte rendu boobu sax xamal nañu jox nañu nouvelle bu rassurant ne ñoom reprendre nañu cours yi mais en ligne loolu donc lu am solo la parce que suivi psychologique boobu ñoon def ci étudiants yi ak si parents yi dafa nekk loo xamante ne donc lu am solo la am na ay ndaje yu
mag yoo xamante ne am si wàllu diine muy Porokhane muy appel de Layène ak yeneen ndaje yoo xamante ne war a fexe ba pèlerins yi fay ñëw ñu mën leen aar loolu tam ñu ngi si liggéey d'ailleurs danaa def donc tournée bu ndaw boo xamante ne danaa dem foyer religieux yooyu pour apporter fa effectivement message bi permettre guide religieux yi ñoom tam jël mbir mi pour wax ak pèlerins yi. wax ak ñooñ diine ji ña yor diine ji ca Màkka nag ñoom jëf nañu ndax ñoom nee nañu nag fi mu ne nii daal umra gi ñi nga xam ne dañuy jóge bitim réew di ñëw nañ leen ko jégal ba jëmmi jamono ba wopp ji nag dellu ginnaaw bu baax a baax ak itam ñi nga xam ni dañuy wut visa touriste pour dem foofee ca Arabie Saoudite te nag réew ma nga xam ne moom la ñuy jógee dafa am jàngoro ji loolu nag tax ñu daal di laaj ñi nga xam ni ñoom ñooy ñi yor fii wàllu agence yi nan la ñuy def ak ñi nga xam ne encaissé nañ seen xaalis ba noppi Mouhamed Alimou Ba. mesure bi ñëpp ko dégg rawatina voyagistes privés yi ndaxte ñu ngi doon xool naka la ñuy yóbbee ujaaj yu bëri ci Makka ngir ñu def seen umra loolu dina tax voyagistes yu bëri perte. Ourey Thiam Prera nekk chargé de communication professionnelle aj ak umra jàpp ni coronavirus bi jar na ko. parce que tamit risque yi kenn du ko nangoo jël te tamit dara jaru ko ci àddina donc balaa ngay jaamu yàlla dafay fekk nga wér te fi mu nekk nii aussi comme que ñoom dem nañ ba évaluer menace bi ba xalaat ni instant bi ni suspendre ba fi léegi fan moo ëpp solo dañuy toog taaxirlu déglu loolu. waaye nag boo xoolee bu baax ci wàllu xaalis impact bi day bëri di la leen touché ci wàllu koom. manque à gagner la billet d'avion yi nit ñi jëndoon nañu hôtel yi nit ñi fayoon nañu charge yi nit ñi defoon nañu ko loolu yëpp c'est à coût de plusieurs millions. ci lébu gi voyage foofu itam remboursement billet yi boo moyul dina posé wu Palameng responsable ba. pratiquement sori nañu ci seen i ñu ngi finaliser pratiquement pour lu jëm ci aj ñun am nañ tuuti retard donc mais engagé nañ ay frais suñu xaalis muy foofu mais nag comme affaire bi moom cas force majeure la mën nañ ko dugal dans ce contexte là bu ko defee ñu mën ko waxtaanee ñu xool ba xam et puis suñuy autorité état technique aussi ñoom it ñu commencé waxtaan bi par rapport ak ñun ñu xool aussi yan solution ak les autorités saoudiennes aussi. il faut que tamit qu'on parle à nos autorités et que suñuy autorités aussi jëm ñu jàppale ci wàllu autorité Arabie Saoudite aussi pour que ñu xool xaalis yooyu naka lay demee. fu mu toll nii nag boo xoolee bu baax Arabie Saoudite dafa suspendre temporairement yëf mesure boo xamante ni daf ko jël ngir éviter propagation coronavirus bi waaye nag mi ngi xool bu ko jaree mën na ko dindi. ca aéroport bu Blaise Diagne ca Diass moom nag yokk nañ bu baax a baax contrôle gi sunu ndaw la nga xam ne nag mooy topp lu jëm foofee nag demoon fa xool liggéey ba na muy demee ñamu ci jokkool daal nee nañu am na ci ñoo xam ni la ñuy gis France la ñuy gis fii contrôle bi daal dal na xel bu baax a baax ci ñi nga xam ne dañuy jóge bitim réew di fi yegsi Abdourahmane Diallo. ay avion yu yéegee ki wàcc ay nit ñu tàkku ñenn ñi di voyager ñeneen ñi di gunge ñeneen ñi sax foofu la ñuy liggéeyee ñu ngi ci aéroport international Blaise Diagne fii nag feebar bi ñu duppee coronavirus dañ koy bàyyi xel bu baax a baax bu ñu sukkandikoo ci passagers yi nga xam ne ñu ngi door a yegsi Mamadou Amadou Sow moom Tunisie la jógee. bu ma ñëwee dafa am benn appareil bu ñuy teg ci sama bopp fii nii dafa nuroo ak taser bon dafa reetaanloo quoi mais après dama comprendre parce que dama gis gars yi yëpp sol ay masques dafa ma étonné. après ma comprendre que affaire coro bii la virus bii la. beneen passager bu ñu dajeel moom français la Serge lay wuyoo Paris la jógee daal di ñëw Ndakaaru mu ngi xamle ni sax xelam dal na ci matuwaay yi nga xam ne gis na ni am na ci aéroport bi ngir xeex coronavirus bi. on nous a contrôlé. contrôlé nañ ñu ñaari yoon benn bi passeport bi la beneen bi dañu jël sunu température donc dal na sama xel ndax li ma gis Paris moom laa gis fii tamit ci aéroport bi donc fi mu ne nii dinaa ñibbi ak xel bu dal. Mamadou Amadou Sow di ñaan. lii mu gis ci aéroport bi ñu amal ko tamit ci frontières yi. Sénégal dafa jege ay frontières yu mel ni Mauritanie Gambie Mali ay Guinée yooyu tout ça là donc dañu war a def contrôle bi ñuy def aéroport Blaise Diagne bii nii nañ ko def foofu pour que ñu mun a sécuriser suñu réew. bu ñu sukkandikoo ci kilifa yu nekkee ci ministère de la santé bi ñu déggee ni coronavirus bi laal na Italie ak réew yi nga xam ni am na ay sénégalais yu bari ci li ñu daal di yokkaat seeni matuwaay ci loolu sax. amalaat nañ ci ñeenti infirmier d'état ñaari hygiéniste ak 10 préventionnistes RFM Mbour Abdourahmane Diallo. ñeent fukki minutes gannaaw ñeenti waxtu ci rajo Futur Média. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. démb ci émission Faram Facce la Mbaye Ndiaye wax ni Macky Sall mi ngi ci premier mandat ci constitution bu bees bi
te loolu nag day tekk ni mandat bii nga xam ne juróomi at la bu jeexee day mën a yëkkatiwaat loxoom loolu la fi Abdoulaye Wade waxoon bu njëkk bi kenn du ko wàññiwaale te ñoom nag dañoo mas ni dañ koy wàññiwaale ndax ñaari mandat consécutif la yoo xamante ne nii dañoo tegaloo kenn mënut def lu koy ëpp tey jii nag ñu xëy laaj ci waa APR ndax ñoom d'accord nañ ci li Ngor si wax ñu ci bëri nag daal ñu ngi xel ñaar ak a tefesu kenn ci daal nanguwut a wax lu leer nañ ci mbir mi ñu ànd ci ak Pape Bes Diba. waxi Mbaye Ndiaye ji ci mandat wu président de la république du waxi politique rek noonu la Luc Sarr di conseiller politique bu président de la république gisee moom Luc Sarr mu ne directeur des structures bu APR dafa joxe xalaatam bu jarul sax yenn coow yi. dafa ci xalaatam moom mooy que Macky Sall bi muy falu dafa ne juróom-ñaari at te tey li ko tënk tey jii moom Macky Sall mooy moytul am mandat lu dul ci ay juróomi at mu nekk kon ku nekk juróom-ñaari at mu ñu laa di yamal ak sart boo xam ne dafay tënk juróomi at léegi nag nit yuuxu fii di wax xalaatam la wax léegi am nañu droit ñoom contre ko am nañu droit aussi ànd ak moom léegi nag bu jotee dañoo xam mbir mi suñu fekki fan la ak lan la ñu war a wax. Ligue démocratique àndandoo APR la ci pouvoir bi ñoom dañu xalaat ne waxtu wi jotagut ñuy wax ci ab mandat waaye lu ci mën a nekk Moussa Sarr porte-parole LD nee na lu ñuy def lu ne ci wàllu politique rek war nañ ci boole nag éthique. Mbaye Ndiaye noonu la gisee constitution bi donc am na ci droit te bëgg naa Sénégalais yi xam que de plus en plus que ça soit homme politique yi wala ñuy jàng droit débat bi dina posé ci réew mi mais ñun Ligue démocratique li ñuy intéressé mooy Macky Sall lu mu wax ci boppam nee na dañ ko fal pour mu liggéey amul jot pour wax ay troisième mandat wala quatrième mandat pour ñun loolu mooy suñu position te li ma métti rek c'est les partenaires de Macky Sall ñi nekk ci pouvoir bi ñooy sulli affaire boobu te pour man véritablement comme ñu ñoo accompagner Macky Sall dañu war a xool li gën a am solo pour président de la République li gën a am solo pour sénégalais yi ñu wax ko. Macky Sall dane woon gaayam yi mandat bu ci kenn wax épp ñëpp ñu xëtt yoon gum leen jaarale teg na leen daan. mu nekkoon Pape Bes Diba ñoo lànk ñoom nag suba ak jàmm ci mbedd mi buñ amee ndigal ak bu ñu ko amul ci préfet doxu ñaxtu bi ci àjjuma ji nag ñu war a jógee ca CICES ñëw nag jage Pointola jaar ca fa nga xam ne fa la Guy Marius Sagna nekk ca Liberté 6 taxaw fa ab diir tàcc ko bu baax a baax ba mu xam ne nag moom ñi nga xam ne ñoom la sumbandooloon xeex bi ñi ngi ànd ci xeex bi di ko jàppale ba léegi bëgg mu génn kaso bi Umu Kalsum li daanaka ñetti weer a ngi nii kii di Guy Marius Sagna nekk ci prison bi kuréel gii di ñoo lànk ni dañuy wàccati ci mbedd bi doore ko échangeur bu Foire jàpp rond-point Liberté 6 ngir naqarlu yokkute gi am ci njëgu courant bi ak téye gi ñu téye kii di Guy Marius Sagna El Hadj Mar Diagne nekk membre ci collectif bi. régime dictateur du régime boobu lañu faloon ñi ñu faloon ci sunu réew dañ leen faloon ngir ñu ñëw delloowaat Sénégal ci raayu démocratie mais malheureusement ci weneen yoon wa lañ jaar ñoo lànk nag mu ngi taxaw di alerter comme nañ ko daan defee di alerter ba tey ji di leen wax ni bis bi ñu jël muy vendredi suba le 28 li tax ñu choisir rond-point Foire jaar Camp Pénal ba dem ba rond-point Liberté 6 foofu dafa am étape bu am solo bu fa am étape boobu mooy buntu Camp Pénal. Camp Pénal nekk na bërëb bu am solo ci ñii di manifestant yi ndax jàpp nañ ni bu ñu yeggee ci bërëb boobee daañ fa taxaw ngir wane seen coloré ak seen jàppale kii nga xam ne moo di Guy Marius Sagna. di wax sénégalais yi nañ ñëw en masse xool ci rangooñu bàyyi Guy Marius Sagna yooyu mu tuur ñoom ñëpp ñu génn xam ni injustice la ñu ñëw ñun ñëpp bu ñu accès ba ba Camp Pénal ñu Guy Marius Sagna yëg ni agsi nañ fa nu ko waay mën a defee ci lépp rek ci yar ak teggin bi ñu xamee Sénégal ndax nag nañ waxante dëgg dañu yor régime boo xam ni du déglu askanam tey Macky Sall ak ñi mu àndal du ñu déglu seen askan te fiñ ñu bëgg a yóbbu tey ci combat bi ñun ay légaliste lañ bëgguñu fa àgg ak moom. kuréel gii di ñoo lànk ni dinañ wàccati ci mbedd bi ñu am autorisation wala ñu ñàkk koo am naataango Guy Marius Sagna yi ne dinañ xeex ba njiit yi génnee kii di Guy Marius Sagna ci nungu si teg ci wàññi njëgu courant bi. wax ci wàllu koom ak juróom-benneelu conférence internationale bi nga xam ne at mu yàlla sàkk day am ren ji waa Ndakaaru di ko dalal ñu doon fa waxtaane nag ñiy wër di laajub galak di ay impôt direction générale des impôts et domaines nu ñuy def ba mën cee dajale la nga xam ne mooy ëpp te itam ñii daw di leen rëcc di fraudeur yi ñu mën a am pexe yoo xamante ne nii ci lañ leen di jàppe moo nekkoon ponki waxtaan yi Nafissatou Sylla. civisme fiscal loolee nag le ordre national des experts fiscaux du Sénégal daal di bëgg ñooñee nag di ñaawlu fi fichier contribuable bi nag daal di toll ñu gis ni yées na loolu buñ ko méngaleeg 15 millions sénégalais yi nga xamante ne ñoo fi yeewoo Saliou Dieye di expert fiscal. problème bi mooy réflexe bi nga xam ne dañ ko war a am pour dem ci administration fiscale ne écoute fii laa dëkk sama numéro carte d'identité mi ngi nii sama numéro identification fiscale mi ngi nii dafa leen ma kayit boo xam ne sama revenu yi su ma ko amee na lay fayee loolu kese la mais nit ñi duñ def
réflexe boobu di nga gis nit mu yore oto bu rafet di sol ay costume yu rafet cravate am kër bu rafet du déclarer benn yoon impôt loolu la ñu war a indiwaat xoolaat. mobilisation recette fiscale yi dafa doon lu war bu ñu sukkandikoo ci présidente ordre national des experts fiscaux du Sénégal Marie-Delphine Ndiaye. parce que bu état yi recouvré dañuy nekk di leb rek ci yeneen réew te bu ndee leb fii suñu doomi ak suñu sëti sax dañ fiy nekk di fay bor boobu. ci wàllu woowee nag le directeur général bu DGID di wax ni dématérialisation dina bokk ci li nga xamante ne dana tax ñu daal di gën a mën a mobiliser lii di koppar gi war Bassirou Samba Niass. la digitalisation de digitalisation administration bi maanaam wàññi kayit yi jëmale lépp ci li nga xamante ni ci wàllu machine yi dëppoo ak jamono la dañ ko war a yaatal mu dem ba àgg ci koppar gi réew mi naka lañ koy yoree ak it naka la ñu koy doxalee rawatina ndaxte loolu dafay tax ba li nga xamante ni mooy fraude di gaa yi luubal yi ñuy luubal ak it évasion fiscale di xaalis yi nga xamante ni xaalisu dëkk bi la ñu koy génne si nu jaarut yoon. réalisation des procédures. juróom-benneelu conférence internationale annuelle bi la nag doon na occasion itamit ngir waa ONES ngir ñu daal di mën defaat beneen plaidoyer maanaam di ñaan autorité yi ñu daal di appliquer décret bi nga xamante ne mooy gën a dëgëral seen toogaay fii ci Sénégal. tàggat yaram Abdou Diouf maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Makumba Bey. coupe arabe jamono ji Sénégal jiitu ñetti bal ci dara. mën nañ jàpp ne kon fi ñu jàpp ñoom gaynde yu ndaw yi gaynde yu Sénégal yu amagul ñaar fukki at wala ñu yem ci képp baax na ndax ca pause ba maanaam mi-temps ba ñetti bal la ñu dugaloon. ki nga xam ne moo di Samba Diallo moo dugal ñaari but Moussa Ndiaye dugal benn loolee nag dafa tax kon ñu jiitu Bahreïn mi nga xam ne jamono ji ñoom ñaar ñoo seq di football quart de finale coupe arabe bi kon Sénégal suñu fa jógee soo moytuwul daañu qualifié ci demi-finale yu coupe arabe boobule. Alaaji Makumba Bey. ñu daal di wax ci coupe UFOA ci wàllu jigéen ñi Sénégal dóor Cap Vert. ñoom tamit dañoo gagné ñoom gune yu jigéen ñi ñaari bal ci dara la ñu dóor naataangooy Ana Rocha moomu donte sax Ana Rocha du football ñaari but kon ci dara lañ leen daan Mbayang Sow ak Mama Diop ñoom ñoo dugal but yu Sénégal muy ñaareelu ndam bi nga xam ni gaynde yu Sénégal ñu ngi koy am ci li nga xam ne moo di boobu lay jongante du coupe UFOA A. ci wàllu jigéen ñi Sénégal ci matcham bu njëkk dafa daanoon ñii di waa Guinée benn bal ci dara Alaaji Makumba Bey. ñu waxtaanee Europa League bi tey ji programme bi. ak match yoo xam ne jàpp nañ ne mooy yi gën a am solo rawatina jongante bi dox diggante Arsenal mi nga xam ne moom Olympiakos moom lay dalal tey 1-0 la woon ci aller bi kon Arsenal moom moo jiitu woon fii nag di beneen jongante boo xam ne Crépin Diatta ak FC Bruges war nañu ko am seen diggante ak Manchester United ci aller ba doomu Sénégal bi bokk ca woon waaye dañoo tembo woon ku nekk benn nga amoon ci sa kangi morom ñuy jàpp ne kon moom Crépin Diatta war na mën a bokk ci bouteille bi ndax dugaat na ci groupe ba beneen doomu Sénégal boo xam ne ñu ngi koy xaar ak équipe am bii di FC Copenhague di Dame Ndoye mi nga xam ne dugaloon na ca aller ba seen diggante ak Glasgow lay doon 20h lay doon ku nekk benn bal nga dugaloon sa morom ca aller ba Ludo Goretz bu Stéphane Badji moom nag dina dem ca Italie fekk fa Inter de Milan mi nga xam ne moo ko daanoon kon ñaari bal ci dara ca aller ba Demba Ba ak Istanbul Başakşehir ñoom tamit dinañu jéem a xool naka la ñuy def daal ba génn ci Sporting Portugal mi nga xam ni moo leen daanoon ca aller ba ñetti bal ci benn ci wàllu boxe lañ koy jeexale ak tournoi bu Ndakaaru bi nga xam ne kon xam nañu ñi nga xam ne ñoo njëkk a qualifié ci boobu le TQO 2020 ñaar fukk kon ak ñeent ci ay ticket ñoom la ñu joxee gumba noppi ci fanweer ak ñett yi nga xam ne ñoom la ñu war a joxe Algérie nag moom moo daanaka ëpp ay boxeurs yoo xam ne war nañoo mën a dem juróom lañ ci am bokk ci ñoom Roumaïssa Boualam mi nga xam ne 51 kilos moom nag am na médaille d'or ba noppi amoon médaille d'or kon ci Jeux africains yi moom médaille d'argent la ci édition yi nga xam ne moo di championnat d'Afrique yi nee na daal am na mbégte ci qualifié bi nga xam ne qualifié na ko ci li nga xam ne moo di Jeux olympiques yi ñu déglu ko doomu Algérie bi di Roumaïssa Boualam ak Soda Thiam. C'est un rêve qui est surréaliste. bu antu la dama kontaan trop di remercier sama famille samay entraîneur waaye tamit sama waa réew ndax sama réew di Algérie dama ko nar a teewal ci Jeux olympiques yu Tokyo 2020 lii nag guléet la ndaxte benn jigéen ci wàllum boxe mosula teewal Algérie ci li nga xam ne moo di Jeux olympiques fierté la pour man liggéey bi nag ñi ci jàpp bëri na trop du man rek boxe bi nag li ma ci dugal sama entraîneur moom moo ma ko proposé
proposé ma dem ci rek waaye nag depuis juróom benn at a ngi nii nag mën naa wax ni sama lépp la te Algérie tamit ñëpp xam nañ ko ci boxe ndax gagné nañ ci ay médailles d'or yu bëri. ko Soda Thiam moom moo tekki ay kàddoom mu des nag kon juróom-ñeenti ticket yi nga xam ne ci wàllu tournoi du boxe boobu bu Jeux bu Tokyo 2020 war nañu ko joxe ci mu ngi war a doon diggante ajjuma ak samedi bi ñu jëm ci Dakar Arena. jërëjëf quartier vert Youssouf Bodian. ñu leen di nuyu di leen dalal jàmm. ay mbuus yuy gàllankoor napp gi ñu ngi nemmeeku li ni mel ca Mbumba ci département bu Podor ñi fa dëkkee am njàqare lool ci liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy def ñaani ci ak reportage ñu ndaw Abdoulaye Diop. ñun de dex bi su fekkee sa yaakaar yëpp si dex bi yax da koy sonn même suñu jur mbuus yi rey leen na bu mu jeex. ñu fekk leen ci Soulbabé Mbumba di ab village nappkat pulaar fii napp gi nekk na ci luy indil xaalis njaboot gi waaye bi la yëngu-yëngu jamono ji dafa menacé wu ndax pollution dex bi te plastique bi waral ko. Razak Diop di nappkat. mbuus yi lu si bëri gaa la ñu léegi ñu mën nañu wax gaa mbuus yi gaa moo ñuy tere napp ndax xam nga ñun soo ñëwee soo jëlee sa dooli ngi ñu lay wax dooli ngi soo ko sànde ba pare demee ba ngoon soo ñëwee da nga koy jëndi ko ji da nga siy fekk ay mbuus yu bëri yu ñuy sànni si dex bi mooy kuus yi loolu yëpp da siy jàpp ba mu bëri même loolu problème la. lañ daan am wàññeeku na bu baax dem ba ci téeméer boo jël juróom-ñetti fukk yi suñu sukkandikoo ci jaraafu dëkk bi di Ibrahima Diop. tere nañu am jën yow da ngay dem sa mbaal boo demee boo sànnee wala nga am sa onze boo demee bon da ngay xëcc ay matière plastique wala mënoon nga dem nga am lu ëpp téeméeri kilo jën wala nga am genn wàllu gaal gi yëpp fekk ay jën la bon léegi da ngay dem nga dellusiwaat fekk benn jën nga am wala nga am ñaari kilo. jëfeek loi bi ñu fi teg ñeel wàllum plastique nappkat yi ne ñu ngi koy xaar bu baax. suñu koom-koom lu ñu doon amee ay jën lu ñu daan moo tax léegi ñun de dex bi su fekkee sa yaakaar yëpp si dex bi yax da koy sonn su fekkee nguur bi mun na mbuus nañ ko éliminer lu baax la loolu kay ñun loolu la ñu bëgg ñun la ñuy dimbali ñun nappkat yi ñun borom jur yi ñun la ñuy dimbali ci loolu ñun d'accord ñooy pay bi ñun nappkat yi borom jur yi ñooy pay bi. ci xeex li ni mel ab campagne sensibilisation door nañ ko ci askan bi li ko tax a jóg def Mbumba commune bu njëkk bi tàkkalikoo ba faaw lii di plastique. Abdoulaye Diop kon mbuusu plastique yi dañu indi ay jafe-jafe ci suñu dëkk yi waaye mën nañ leen soppi ñu jur njëriñ ndax mbuusu plastique yi suñ ko mélangé ak suuf mun na tax ñu defar li ñu naan pavé écologique di projet boo xamante ni association jeunesse prête pour la protection de l'environnement moom la fas yéene doxal Max Euclide Kamfani daje na ak ndaw yooyu la ca Médina Yoro Fula. ci wàllu protection de l'environnement dañu def benn constat Sénégal fépp foo dem boo gisee les dépotoirs d'ordures li nga njëkk a gis mooy déchets plastiques donc ñun ñu jël initiative jël plastique yooyu defee ko ay pavé. ab expérience la ci aar alam bi la ndaw yi bàyyeekoo Médina Yoro Fula ci diwaanu Kolda ñëw jagleel seen ñooñu bokk ci association volontaire protection environnement AVPE bu Sédhiou. Abdoulaye Diaw bokk ci association jeunesse prête pour la protection de l'environnement bàyyeekoo Médina Yoro Fula. bu ñu nettoyer il faut ñu xam lu ñu nettoyer fan la ñu koy defee et lan la ñu koy njëriñoo après donc mu woo ñu ñëw teew expliquer leen tamit lu wàllu ci dem ci déchets plastiques yi ñun nañu ko jël di transformer ko en pavé pavé yooyu pour ñu mun a defaraat suñu tali. ab taxawaay bu méngoo ak gis-gis njiitu réew mi amal zéro déchet plastique waa AVPE fas yéene roy ci tànk yooyu imam Mamadou Seydou Diallo moo jiite AVPE. comme ni ñu amee suñu partenaire bi jógee Vélingara ñu mën a transformer déchet plastique bi ay muul yoo xamante ne ñu ngi koy tuddee pavé ñu mën a ko liggéey yeneen façon yu bari nga xam ne léegi nit ñi fu ñu mën a gis léegi mbalit dinañ ko indi nga jënd ko nga liggéey ko jaayaat ko yow itam kon ñun lu ñu bëgg a fii bee ñetti weer wala boog juróom-benn weer plastique moom bu ñu ko gisati ndax plastique ñu ngi yàq suñu wér-gu-yaram kana ñàkk a moyen. ñu bokk ci kuréel AVPE boobu léegi seen bëbët mooy gën a ñaax nit ñi waaye it tonni déchets plastiques yëpp ngir ñu mun leen transformer loolu ngir gën a wéy ci seen liggéey taxaw aar alam bi ci noonu sax am na ay dencukaay mbalit ñu jagleel GIE yi ak bépp lieu public ngir ñu mun fa denc mbalit boobee. Max Euclide Kamfani jàppale ni bëccëg bi ñu jagleel ci àdduna bi recyclage maanaam jël loo xamante ni kenn bëgg ko defaraat ko ba mu baax dinañ ko màggal le 18 mars bi ñu jëm. fii la ñu tëj buntu quartier vert ba si di ñëw ci benn waxtu bi benn gox bi ci benn planète bi.